jërë ngeen jëf mbokk yi bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës nañu am yéene from fàcce ko ndaw yo dëkk fële ci diwaanu Pikine jóg nañu daal di taxawal ab kuréel gu bees duppee ko initiative pour la banlieue kuréel gi li ko tax a jóg moo di taxawal moo di dakkal kon seen yaay ak seen rakk yi ñu jël di leen jëfandikoo ci politique te bu ñu leen amee lu ñu bëgg yàllax leen loolu daal la ñu bëgg mu dakk ci biir xibaar yi daa ngeen ciy dégg leeral yi nga xam ne nii moom lañ ci indi parti rassemblement pour la vérité dëgguma wër jël nañu dogal daal di génn ci coalition Desio fas yéene demal seen bopp ci am ndaje nag mu yaatu mu doon amal ñoom kilifa yi nga parti bi xam nañ ne élection présidentielle yi di ñëw daañu ci dem waaye ci kaw coalition lay doon ci biir xibaar yi daa ngeen ciy dégg leer yu tukkee ci kii di Mamadou Makhtar Sarr ci biir xibaar yi daañuy dellu si waat ci législature bi maanaam fukk ak ñetteel bi la yoon benn at def jot na koo def tax tey ji ñu amal ci ab waxtaan bu opposition bi jàppee ne assemblée nationale bi moo gën a yées si assemblée nationale yi fi bës am ñii di député yi féete ci nguur gi ñoom daanaka safaan wala ñu gisee ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg reportage gi ci Abdou Khoudos Diallo def bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo déglu ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. ci xibaar yi ndaw yo dëkkee fële ci diwaanu Pikine jóg nañu kon daal di taxawal ab kuréel gu bees duppee ko initiative pour la banlieue kuréel gi nag li ko tax a jóg moo di dakkal seen yaay ak seen rakk yi ñu jël kon di leen jëfandikoo ci politique bi te bu ñu amee lu ñu bëgg yàllax leen dëxëñ nañu nag ab document muy ab mémorandum boo xam ni dañ cee tënk mboolem jafe-jafe yi banlieue bi di dund ñu fas yéene koy jébbal nag mboolem candidat bu fa dikk ngir dagaan seen baat képp nag ko taxaw ngir saafara bi le document ñoom daañu taxaw ngir jàppale la dañuy dem ca Pikine fekk fa Théodore Semedo. ni ñuy jëlee banlieue bi saa su nekk di leen utiliser si mbirum ay politique wala ay campagne neexul benn yoon ñenn si askan bi ñoom ñu décider sax daal di teg benn mouvement citoyen bu ñu oowee nouvelle vision pour la banlieue. nouvelle vision de la banlieue ñëpp ci bokk tey PDS ak acteurs de développement yi société civile ak mouvement citoyen yi association yi tey ñoom ñoo ci dugg li ñu gis mooy bu ñu bëggee une connotation politique xëy na du ñu mën a am benn convergence ci li ñuy def ñu ne léegi kon nañ bàyyi ku ci nekk sa casquette politique ñu ñëw ñu ànd ci loolu pour que ñu mën a liggéey xalaat taataan jafe-jafe yi nga xam ne moom maa am tey jii nii ci banlieue bi ñu def ko ci benn document mu nekk genre mémorandum boo xam ne ëllëg ku fiy ñëw pour ne da nga bëgg a nekk président de la république candidat nga ñu ne la kat ñun suñuy jafe-jafe fekk nga ñu xalaat waxtaan nañ ci ba pare mi ngi nii suñ mënee ànd ci loolu tënku ci ñu signé pacte boo xam moo ñu permettre ëllëg boo faloo doone woon kat lii signé wu ma ko woon ak ñoom si benn ndaje sax bu ñu amaloon ci jàmm gën si Kambaaw taataan nañ jafe-jafe yu tar yi nga xam ne moom la ñuy dund saa su nekk. sonn nañ trop parce que tey jii ni promiscuité bi am na fii y a l'instabilité ñàkkum xëy mi ndaw ñi mi ngi fi tey jii ni infrastructure de base yi nga xam ne pratiquement moom la ndaw yi waroon a am booy xoolee terrain sport yi bon arène nationale def nañ ko mais tey ndaw yi nga xam ne dañ leen di tàggat si yeneen discipline yi tey mënuñu am feneen foo xam ne fa la ñu mën a dem pour épargne gàcce la bu ñu demee ba 2018 Sénégal di am jafe-jafe ndox banlieue bi di souffrir Parcelles Pikine Guédiawaye foo ci dem tey jii ni ñaa ngi wut pour wut ndox pour di rang ay jigéen ñi soo leen gisee sax da nga leen di yërëm. ki nga xam ne nekk mooy nekkoon seen modérateur Ludovic Rosner nekk analyse politique nag moom sàkku na si ñoom ñu daal di jël seen destin. am na ay jumtuwaay yu manqué problème mu ndox problème mu yoon problème mu usine problème mu tali yoo xam ne dafa mel ne dañu xaw a bàyyi gannaaw banlieue bi te loolu lañ ko naqarlu gis nañu aussi ni politiciens yi doyewuñu banlieue lu dul dugal leen ci ay car solo leen ay combinaison yóbbu leen ci ay meeting bu ñu paree jox leen 2500 ak pendambe yaakaar ni loolu banlieue bi métti lu na ko te ñoom bëgg nañu dépasser loolu. ñi war nañu gën a booloo pour fexe ba politicien bu ñëw ñu mën a taxaw sa kanam ne la ñun de dañu voté waaye bëgg nañu ku toppatoo problème nga xam ne c'est spécifique à la banlieue. askan bi nga xam ne ñoo nekk nag nouvelle vision pour la banlieue xam ne nañ ba tey ne dinañ def benn mémorandum ngir daal di ko jébbal autorité yi si jafe-jafe yooyu ñuy dund ki nañ ko yéen fii si diwaan jàmm gën si Kambaaw Théodore Semedo. ndaje moomee dajale woon kon mbooleem ndaw yi nga xam ne dañu bàyyi ko ci parti yu wuute occasion la woon ci ndaw PDS ñu daal di talal loxo maître Abdoulaye Wade Sakho ci moom mu ñibbi si waat ci mim réew
organiser waat seen parti bi ndax yitte woon na ko lool Salif jiite ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. tey suñu situation parti xaw na difficile trop parce que il faut que ñu wax ko te dee PDS mi ngi dund ay moments yu metti mu nekk loo xam ne tey sunu candidat ñu ne Karim Meïssa Wade problème dina bindoog dina bokk ak du bokk dañ ko condamné il jouit de ses devoirs civiques ak loolu yëpp coow loolu bari na mais ak nguur gi nga xam ne moom la ñu xam ils vont s'entêter pour que Karim Wade bañ a bokk waaye li mu war a doon mooy que waa PDS ñun ñëpp li mu war a jaral Macky Sall war ñu koo mën a jaral ba loolu ñu mën koo def ba tax na tey ñun ñëpp taxaw takku pour xeex ak régime bii nii ba mu jóge fi. PDS bu dikk mooy que ay karimis loolu lu am la il faut ñu béy que parti bi dafa nekk ci benn situation boo xam dañoo ñàkk nguur te parti bu ñàkk nguur rek départ yi dafay bari boo xoolee vague yi dem transhumance bi bari na lool ci yenn responsable yi ba tax na base bi tey xamul ci kan lay war a mën a taxaw pour wax ak moom ñi fi waroon a nekk pour encadrer taluñu ko ay poste lu ñuy xëccoo au sein de l'appareil de la direction du parti animation bi des na ñi ko waroon a animer tey jii nii à part ñi nga xam ne ay quelques responsables lañu tey jii nii boo xoolee base bi léthargie totale moom moo fi am ba tax na parti bi il faut que président Abdoulaye Wade ñibbisi pour mën ko restructurer waat ñu mën a dem sur de nouvelles bases xeet dikk nañ en force am na lu ñu indi ci doole waaye ku wax parti wax xëccoo ba ñu dikkee fekk nañ fi ay PDS authentique xëy na bëgg nañ jël seen place structuration amagul demuñu renouvellement jaayuñu carte mais position bi ñuy occupé jamono ji ni actuellement nii frustré na ñooñ ba xam ne parti bi boo xoolee déséquilibre moo ci am entre karimis ak li nga xam ne ñu sont des militants de premières heures bu ñu ko régulé wul trop mën na indi ay jafe-jafe ëllëg même bu ñu jotaati ci nguur exercice bi dafay metti loolu li koy mën a firndeel li koy dindi mooy mu ñibbisi d'abord ñëw Sénégal bu ñëwul toog Qatar réglé wu ko parce que tey jii ni un adversaire da ngay jàkkaarloog moom dikk ñëw lu mu ko jaral mu jaral la ko waaye mënoo nekk Qatar bëgg xeex nit ñi xeex la loolu mënul nekk donc il faut que teewaayam daf ci am solo pour que bataille bi mën a continuer. politique la ñuy wax ñu desandi ci ca Tambacounda ndaw ya fa ne te bootu ci ginnaaw Karim Meïssa Wade tey jii la ñu gën a taxaw ngir doomu Abdoulaye Wade ji bokk ci élection présidentielle yi di ñëw nee nañu amuñu plan A amuñu plan B Karim Wade mooy seen candidat te dara du ko dindi ci ab ndaje nag mu yaatu mu ñu woote woon ñoom ndaw ñi ñaawlu nañu taxawaay njiite réew Macky Sall mi ñu ne dafa tële Sénégal feebaru màgget la amee secteur boolaa rek ma ngay metti dañuy dem ca Tambacounda fekk fa Alassane Diallo. jegeñaale Karim Wade yi ci Tambacounda yëkkati seen kaddu di ŋàññi Macky Sall ndaw responsable politique yi di ñaawlu doxalin njiitu réew mi di ko tuumal ci seen i kaddu ne jafe-jafe coono ak ndóol bu Sénégal yi nekkee kenn tegu leen ko lu dul góoru Marème Faye. ku nekk mën nga jaale sa morom parce que Macky Sall Sénégal yëpp am dëj tëj ku nekk mën nga jaale sa morom parce que nit yi jaaxle nañ nit yi sonn nañ nit yi jommi nañ dara amul kër ku nekk mën nga jaale sa morom dëj parce que Macky Sall dëj la fi indi tey dara amul si Sénégal Tamba moo gën a tar na si Sénégal yëpp tey boo xoolee jeunesse bi gis naa ay yoo xam ne am nañ bac yi dawal ay Jakarta chômage bi bëri na liggéey amul misère bi ak sonn bi ak coono bi métti na foo xalaat lépp ci ñoom la lépp loo war lépp ci ñoom la Sénégal mu mën a loo wax jànga bi santé bi béy bi commerce bi dara doxul Sénégal dara doxul fi surtout Tambacounda moo gën a dee nag dara amu fi dafa wane ni rek fii askan bi dafa loo soo demee marché Tambacounda soo ne dugg si biir marché bi mais doo sentir sax ni fii am na xaalis doo sentir alal da ngay sentir ay nit ñoo xam ne ñu ngi di débrouiller wu rek ñii toog si suuf ñii di daw ay am na ñaari jaxato ñaari tamaate yaa ngi dégg nga fiy gis dugal marché Tambacounda marché Tamba soo fa duggee xam ni fii ndóol baa ngi fi nguuru Macky liggéeyam des na te dana des mais li mu des dafa bare. ndaw yi dolli wax ci candidature seen njiit li di Karim Wade ci jongante yi di ñëw ci atum 2019. Karim mooy suñu candidat 2019 dara mënu ko changé ko Karim Wade mooy suñu candidat tey mooy suñu candidat ëllëg amuñu plan A amuñu plan C Karim mooy suñu candidat nguur gi daal lu mu pare ñun pare nañ parce que ñun tey Karim lañu désigné mooy suñu Karim congrès moo ko fal tey congrès moo ko mën a dindi tey Karim mooy suñu candidat tey mais daal maanaam Macky Sall bu mun a dem suuf na dem mu abal ñu Sénégal bu mun a dem suuf na dem. Ces jeunes karimistes n'ont pas manqué de lancer un appel à l'endroit de leurs frères de parti. man li ma ñaan opposition Sénégal nañ am seen fulla ak fayda nañ ko dégager mu jógee fi nit yi sonn nañ PDS ñu mën a wax PDS nañ jàppale seen liggéeykat yi tey PDS ñu am nañ moyen dañu bay caaxaan les Omar Sarr les nangam PDS man xam naa ne ñun ñëpp tey am nañ moyen nañ dimbali nit yi. Alassane Diallo Tambacounda radio télévision Walfadjri. parti rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor jël nañ dogal daal di génn ci coalition diisio fas yéene demal seen bopp ci ab ndaje nag mu yaatu mu doon amal ñoom kilifa yi ngànk parti bi xam nañ ne élection présidentielle yi di ñëw daañu ci dem waaye ci kaw coalition
réew mu Macky Sall dañuy dem ci Touba fekk fa Mamadou Makhtar Sarr. ci ab lël buñ doon amal ci quartier Kër Cheikh ci Diourbel conseil national bu parti rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor jël dogal ne wan nañ ginnaaw coalition pour une alternative démocratique diisoo. conseil national bi dafa tënk ni parti bii di dëgg moo wóor bis ni que tey génn na ci coalition bi nga xamante ni moo nekkoon coalition diisoo. waaw loolu parti bi biñ dajee la ko conseil national bi tënk ne loolu moom moo lañ war a def pour parti bi mën a gën a avancer. donc il s'est trouvé que bokkoon nañ ci coalition boo xamante ne nii moom la ñuy wax diisoo coalition boobu ñuy wax diisoo aussi vraiment y a des hommes intègres mais c'est le conseil qui a décidé aujourd'hui ci waxtaan yi ñu fi doon am ni nañ génn ci coalition parce que loolu moo gën a mën a dooleel suñu parti loolu tax donc ñu décidé ne dañuy génn ci coalition boobu. ñoom responsable parti rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor nee nañu dàqu ñu lëkkaloog yeneen candidat ci élection présidentielle yu 2019 yi ñuy dëgmal loolu moo tax sax ñu ne dañuy wéy di amal ay rencontre ak leaders yi te fii ak weer daañ ci àdduwaat leeral seen position. ki ñu àndal ëllëg day doon koo xamante ni nii gis nañ ni dana mën a yore réew mi mais nag bu fekkente ni ñiy xëccoog Macky Sall moo leen gën a fiable ñi xëccoog Macky Sall moo leen gën a am profil bi nga xamante ni nii mooy profil bi war bu boobaa aussi dañuy ànd ak président Macky Sall. dañuy continuer waxtaan bi suñ biir dem rencontrer candidats yi waxtaan ak ñoom ñu bëgg a nekk président de la République buñ gisee loolu nag ñu ñëwaat ci conseil bi wax leen li ñu fa jëlee comme ça ñu mën a xool exactement kan la ñuy àndal mais pour le moment bis tey parti rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor. amagul benn candidat na ko Sénégal yëpp xamee noonu. li ñuy def mooy continuer consultation yi pour xool kan la ñu àndal. léegi un mois dinañ waxtaanaat ba xam ki ñu àndal li wóor mooy tey bi ñuy defee waxtaan xañ na li ëpp mooy dañu ànd ci camp présidentiel ne dañuy ànd ak président Macky Sall mais ba léegi amaguñu benn consensus que nañu ànd ak président Macky Sall xañ na fii un mois dinañ mën a jubóo ci suñu biir xam na ki ñu àndal. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision wala. fële ca Bambilor ñu duppee ko ci nasaraan convergence cadre kuréel gi nag li ko tax a jóg moo di bootu ci ginnaaw Omar Gueye fas yéene falaat Macky Sall ci élection présidentielle yi di ñëw ndaje mi sax occasion la woon ci lenn ci responsable après yéen nekkee ca gox ba ñu daal di dal ci kaw Ndiagne Diop mi ñu ne nekkewul ca mairie ba lu dul di caxate seen suuf sile dañuy dem ca Bambilor fekk fa Nazib Sagna. kuréel bu ñu tudd convergence bu cadre émergence bu Bambilor boobu nag juddu na fu mu nekk nii kuréel boobu nag nee na dafa ñëw taxaw pour mën a xeexal APR ngir ñu ëppale ay nit fii si Bambilor ñu ko taxawal nag ñu bëree si Ndiagne Diop lañ nekkoon waaye tey nag dañu ko beddi dem ànd ak Omar Gueye ni lu kenn si ñoom. ñëw gisee ak ministre ma ne ko créé naa mouvement pour jàppale la mais encore une fois ministre kenn mënu laa fay ndax dafa def loo xamante ne nii ñun dañu am vision tollootuñu communauté rurale monsieur le ministre dañ lay yóbbante ndax ñun xam nañ ne si li nga nekk moom lañ nekk te yaa ngi góorgóorlu di jàppale jeunesse bi des jeunes des filles des femmes des vieux et tout sont tous derrière CESEC pour réélire le président de la République dès le premier tour. militant APR yooyu nag ñoo nee nañu dañu bëgg a sauver commune Bambilor si seen suuf boo xam ne ni dañ ko caxatee ku jaay suuf yooyu nag du kenn ku dul Ndiagne Diop. Bambilor dafa soxla suufam Bambilor dafa soxla goreel suufam caxatee bi ñu def suufu Bambilor moo war a dekk doy na ñu jël suñu suuf di ko caxatee di ko jëndee 4x4 di ko dajale di ko def yu bon. Vous allez nous entendre sur ces questions te je serai au devant de la scène ak képp koo xam ne doomu Bambilor nga gëm nga sa bopp te bëgg a taxaw def sa revendication. bu ñu jëlee kaddu gi nag ministre Omar Gueye dalal na xel militants yi pour moom nag Macky Sall liggéey bu mu def fii Sénégal dina tax mu amaat deuxième mandat ndéglu Omar Gueye. L'électorat de Bambilor était de l'ordre de 8000 personnes. Actuellement, l'électorat dépasse 25 000 personnes. Les bourses de sécurité familiale, Bambilor gi am na fi. Couverture maladie universelle, Bambilor gi am na fi. Carte égalité des chances, Bambilor gi am na fi. Bu loolu weesoo Promoville, Bambilor mi ngi ñëw. maa ngi naan est-ce que opposition am na fi ñu ne déedéet fi daal kenn la ñu xam mooy le président Macky Sall kon nañu bokk ndey bokk baay juboo ànd jox ko une victoire écrasante. APR nag fii si 4C nag mi ngi gën am doole militants yi bëree ñëw nañu fekk si ministre Omar Gueye fii si Rufisque nañu sañaan télévision Fadjri. citoyenne ànd soppi Thiès ab kuréel gu bees la Demba Niang taxawal ko li ko tax a jóg moo di nangu mairie bi ci loxo ya mu nekk ndax dañoo jóg ngir soppi Thiès te loolu yi ngir mën a nekk foofu mairie bi tàbbi ci seen yoxo
ngir xamle askan wi ak seen kuréel googulee Demba Thiam ak ñamu àndal sol nañu seen dàll daal di seeti ji mboolem kilifa diine ya nekk ca Thiès kon Demba Ñang la ñu dem ca Thiès fekk fa Ibrahima Ndiaye. télé ak ñàkk mën a dem ak ñàkkub xam-xam bu mat sëkk moom la ñu jàpp ci autorité municipale ñu nekk fii ci Thiès benn dëkk ñaari gaar jiite collectivité locale yi lii di mouvement bu bees bii di alternative citoyenne ànd soppi Thiès ñoom ñoo ko wax ca bopp ba nag président Demba Niang ñoom jóg nañu taxaw temm rek ngir gisin bu bees waaye tamit indi benn coppite gu bees ci yorinu benn dëkk ñaari gaar. sunu projet mooy soppi Thiès sunu projet mooy ñi fi nekk te kenn xamu leen. ñi fi nekk te liggéeyuñu dara Thiès mi ngi salte Thiès mi ngi taa Thiès école yi baaxul Thiès santé bi centre de santé boo dem mi ngi manqué de tout Thiès jeunesse bi amuñu ay air fu ñuy jouer Thiès champ de course gi ñu dëkk ñun boo fa demee lamp yi guddi équipe bi bu ñuy jouer dara leeru fa terrain bi baaxul sunu projet mooy ci compétence yëpp yi nga xamante ni collectivité locale am na ko ñu jëfee ci compétence yooyu pour soppi nekkinu waa Thiès. seen doxalin gu bees boobee Demba Niang ak ay ñoñam am nañu ab projet bu bees boo xamante ni jàpp nañu buñ ko doxalee bépp Thiès waa dina si gis boppam. sunu projet mooy Thiès waay xam ñu xam conseillers yi ñuy tànn ñun du ñu tànn conseiller boo xam ne di nga def 5 ans sa waa kër sax du ñu xam ne conseiller nga déedéet ku ñu tànn ñun def la conseiller waxuma la maire ba de ku ñu def conseiller waa koñam dinañ xam ni conseiller dina taxaw ak ñoom liggéey ak ñoom lépp lu xew ci koñ ba dina ko yëkkati yéegale ko ba ci municipalité bi jël ko en charge donc ñu ngi ci terrain bi chaque jour bu ñuy xëy suñu équipe ñu ngi dugg ci kër yi ñu ngi dugg ci en tout cas gox yëpp yi ñu yaakaar ne bu ñu fa demee dinañ rencontrer Thiessois yi présenter leen suñu projet. mouvement alternative citoyenne ak seen président ñoom nee nañu fu mu nekk nii soobu ci jongante élection locale yi ñu dëgmal moom dong moo leen yitteel ngir rek am yaakaar gagné waaye tamit mën a doxal seen programme. activités yi ñu prévoir daal nekkul lu dul ci sens bi ñu nekk nii mooy xalaat évaluer la situation. des Thiessois xalaat ay solutions yu ñuy proposer du leneen lu dul dem rencontrer leen présenter leen suñu projet metti na am na incompréhension am na cassure entre la population ak politiciens yi waaye ñuy wax nit ñi ne bu ñu ragal politique ndaxte li war a soppi Sénégal ku bëgg téye Sénégal ku bëgg téye ab collectivité locale il faut nga jaarale ko ci politique. bu ñu xamee ni këru diine yi ci Sénégal seen taxawaay ak seen farlu gi ñu nekkee. looloo waral président Demba Niang ak mouvement am dem nañu rek ci njaboot yooyee ngir rek présenter seen projet waaye tamit nangu fa ay ñaan laata ñuy tàmbali seen i yëngu-yëngu politique. Thiès Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye. gannaaw Ndakaaru institut social libéral ñi nga nekk woon fu la ci diwaanu France am ndaje mu yaatu lañ fa woote woon dajale woon daanaka lenn ci ay xeltukat lañ ci jublu woon moo di xool pexe ak yoon yi war a mën a jaar ba génne askanu Sénégal jafe-jafe yi nga xam ne ñuy dund jamono ci. Isatin mu nekk ñaareelu ndaje ngir weccoonte xalaat ñu amale ko ca Paris ginnaaw bu njëkk bu mag boo xam ne ñi ngi ko amale woon ci Ndakaaru kuréel gi dippee seen bopp institut social libéral ëmb ay xeltukat ñoom ñëpp ñu toog di waxtaan ngir xool jafe-jafey askan wi waaye itam ëllëgu réewum Sénégal. institut social libéral. institut social libéral ñun bëgguñu mu yem rek ci ay kàddu waaye dañu bëgg ñu koy doxee di ko gis saa su ne fi mu nekk nii nag faaw nguur gi daal di gën a rafetal ay doxalinam rawatina ci wàllum économie waaye tamit ñu fàtte wàllum yoon. justice sociale mbirum idéologie socialiste. l'idéologie socialiste. kuréel gi ubbil na ay buntam bépp doomu aadama boo xam ne bëgg ngaa indi sa doole xam-xam ngir réewum Sénégal ngir dendu Afrique waaye itam ngir àdduna wërngal kàpp mu di ay kàddu yoo xam ne maître Abdoulaye Tine moo ko yëkkati. L'institut se veut un espace ouvert. suñu kuréel gi nag dañ ko tijji ngir ñëpp daal mën see waxtaan muy ay parti politique muy tamit kuréel yoo xamante ni laalewuñ dara ak politique mën nañ see dugal seen loxo ak itamit sax ku nekkul sénégalais bu fekkee rek am nga xalaat bu jaar yoon ngir mën a indi ay saafara. Le Sénégal est confronté. ñu jóge fépp ci àdduna bi di ay xeltukat ñu daal di jublu nag ci leen yëkkati. c'est au-delà du Sénégal. dafa romb Sénégal romb Afrique war a nekk seetu Afrique boo xam ne ci lañ war a jaar ngir suqali àdduna bi. à travers le monde. donc vous avez fait état fukki ponk ak juróom yaakaar na moom nga teg ngir kenn ku nekk si ñun. qui nous concerne. mais il faut aussi que le président Macky Sall participe à la recherche de la vérité. doomi Sénégal yi nekk ca biti réew fàttewuñu leen itam ci seen programme bi
Cet institut, nous l'avons implanté au Sénégal, nous l'avons implanté en France. kuréel gi nag taxawal nañ ko ci réewum Sénégal ak réewum France waaye nag weer yi ñuy dëgmal dañ ko taxawal ci réewum États-Unis ak tamit Bangkok. liñ ci jublu daal moom mooy doomu Sénégal yi nga xamante ne ñi ngi ci bitim réew ñëpp ñu mën a dugal seen loxo ngir daal di faj jafe-jafe yi nekk ci réewum Sénégal. Résolution des problèmes d'intérêt national. think tank wala ñu tuddee ko laboratoire d'idées bu institut social libéral ëmb ay way politique ñu faree ci société civile bi ba ci sax ay doxandéem ñoom ñëpp ñu dajee ci kuréel gi ngir xalaat ci ab programme boo xam ne candidat Maître Abdoulaye Tine dina ko mën a yore ngir yokkuteeg réewum Sénégal. fanweeri fan ci weeru sulet ci atum 2017 fanweeri fan ci weeru sulet ci atum 2018 benn at gannaaw ba ñu ko taxawee léegi liggéeyu 13e législature bi mi ngi wéy di doon waxtaan ci mim réew. Moustapha Guirassy ab député fare ci ku jigi ne assemblée nationale bu nekk am na fi waaye assemblée bu mel nii mosu fay am ndax diir bi ñu fi nekk ak léegi amul benn proposition de loi bu ñu mës a def. Macky Sall daal moo leen yeew bu mu ci baat di leen womat di leen yoon woon yu ñuy jaar. Pape Birahim Touré di ab député fare ci parti APR ak 13e législature bi daanaka coppite yu bari nemmeeku nañ ko ci assemblée nationale. Abdou Khoudos Diallo Massila Seck reportage. fanweeri fan ci weeru juillet atum 2010 leen tàbboon ci pencu ndaw réew ma waaye ñenn ci député yi fare ca ku jégi daal di naxarlu doxalin assemblée nationale. assemblée nationale dafa def chute bu doy waar mooy recul démocratique musuma gis assemblée nationale boo xam ni aussi instrumentalisé boo xam ni dañ ko def comme gadget comme fooye di ko infantiliser musuma gis assemblée nationale boo xam ni ak ay députés aussi embrigadés. waaye ñu fare ca nguur ga ñoom ñu ngi xamle pencum ndaw réew ma mi ngi def liggéeyam comme ni ma ko waree. at bu njëkk bi ñu def nii dafay wone wax dëgg yàlla pas-pas yi nga xam ne député yi am nañ ko donc ak cawarte bi ñu am mais aussi ak xam li nga xam ne moom lañ leen dénk. mooy budget bi nga xam ne bu ñëwee dañ koy wote discuter ko ci instance yi nga xam ne am na ci assemblée nationale ba ñu wote ko. parce que aussi bu ñu fàtte ne ñun rek ñoo am la mission de représentation nationale du peuple sénégalais. premier ministre day ñëw ànd ak gouvernement bi yëpp mi nga xam ne moo yor politique gu Sénégal ñoo fekk si li nga xam ne mooy député yi ñu waxtaanee mbirum Sénégal. ay kaddu yi nga xamante ne naataango am kii di député Moustapha Mamba Guirassy non inscrit ànduñu si benn yoon. nga am benn législatif boo xam ni muy doxalee bi nu wii la lépp lu kële wax nga ne waaw. donc sunu démocratie moom moo menacé sunu nation moo menacé donc réew joo xam ni nga bàyyi législative moom rek di dogal lu mu xalaat mooma acca di dugal xaalis bi fu mu ko neex di tëj kaso fu nu mu ko neexee di jël ay loi nu mu ko neexee réew mi nekkul en sécurité loolu dafa nekk loo xam ne moom moo caractérisé tey jii lu ñuy dund sunu démocratie mu nekk recul extraordinaire. fukk ak ñetteelu législature bile ginnaaw bu ñu ko sampee li mu njëkk a def mooy daal di teggi malaanu kirlaay kii di Khalifa Ababacar Sall laata muy jàllale parrainage bi nga xamante ne sax ba jamono ji mu ngay wéy di jur coow. jàmm nag gàddaay na ca marché jën ba nekkee fële ci diwaanu Pikine ñii di liggéeykat yi jaaratuñu tal ak seen njiital marché ba Abdoulaye Ndiaye la ñu koy wax gannaaw bu mu jëlee dogal ne dafay wàññi seen payoor yile teg ci bépp dëppoo muy accord bu doxoon ci seen diggante daanaka respecté wu ci dara ab ndaje mu yaatu la ñu woote woon sàkku ci ministre Oumar Gueye mu wax ak moom Aliou Fall mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko. parce que marché central y a trop de problème parce que marché bi depuis ñu ko ubbi ba léegi on nous doit des arriérés de salaire te tey arriérés de salaire yooyu kenn waxu ci te tey comme dañu ne woon bu marché bi baaxee ñu fexe ñu fay leen seen arriérés de salaire yi. am yoreel nañu parce que Babacar Diop yoreel nañu 9 mois arriérés de salaire Samba Sène yoreel nañu 21 semaines Ndiaga Thiam yoreel nañu 2 mois salaire bon depuis boobu ba léegi directeur bi fi ñëw monsieur Abdoul Mbaye moom moo géré marché bi par intérim pour l'instant. mais depuis loolu ba léegi ñu ngi jéem pour wax ak moom trouver ay terrain d'entente mais nanguwuñu recevoir nanguwul wax ak ñun. administration continuité la ñun dañoo war a fay marché bi daf ñu yore ay administration continuité la dañoo war a fay. ministre de la pêche ci problème bi li ma koy wax mooy moom mu ñëw xool situation marché central situation du personnel mooy les arriérés des salaires mu taxaw ci xool ni ñu defee décanter situation bi. dafa ñëw fekk ñu ak suñuy salaire bon mu ñëw dagg suñuy salaire wàññi ko. te ñun xamuñu ban cause moo tax mu wàññi salaire yi moom moo taxaw ci télé bi bind ci presse bi ne moom dafa multiplier recette marché central par 3 kon ku multiplier recette par 3 waroo dagg salaire te
te nit koy tamit booy dagg salaire am war nga ko mun a wax lan moo tax ngay dagg salaire am salaire bi parce que salaire yi ñii ñu ngi doon am 100 000 ñii am 86 000 ñi am 86 000 mu dindi 16 000 di leen fay 70 000 ñi am 100 000 mu dindi 16 000 di leen fay 86 000 ñi am 130 000 kii nii dañoo dagg salaire am 2 fois parce que dafa 120 000 lay fay ak mu dagg 20 000 yi ñu ne leen mu demaat ba ci biir mu daggaat 16 000 yi. kon tew ko fenn dëkk bu métti bii boo daggee nit ki salaire am parce que da nga ko bëgg a toroxal. te il est temps ñu Macky Sall defal marché bi statut tant que amul statut tamit nii la ñuy dundee. ñeneen ñu kontaanul ñoom ñoo di kuréel gi ëmb tailleur yi nekkee foofee ca diwaanu Kaolack seen i kàddu la ñuy yëkkati di ñaawlu taxawaayu nguurug Macky Sall gi ne gisuñu ci seen bopp ndax mbooleem marché ñuy joxe dañ leen di jël jox ko ñeneen ñu dul ay doomi réew mi dañuy dem ci Kaolack fekk fa Alassane Ba. APCK di association des professionnels des coutures de Kaolack amal janook taskatu xibaar yi ngir mettitlu ñi leen ñàkk boole ci marché public yi ñuy joxe ci Kaolack te secteur artisanat bi nga xamante ni njiitu réew mi ne woon da koy yóbbu ci kanam yëguñ ci seen bopp benn yoon. toogoon nañ fii borom réew mi Macky Sall wax ne dinaa jàppale artisan yi yóbbu leen ci beneen dimension bu bokkut ak bii te ñu loolu gisuñ suñu bopp ñàkk gisuñ bopp nag mooy. Kaolack ba Kaolack de Kaolack ak département Kaolack li fi nekk lépp actuellement fi ñu toll nii ci li nga xam ne sax mooy ay marché yoo xam ne ñi ngi fi ñun APCK bu suñ te gagné benn marché. ñoom tailleur yi nee nañ lu ñu dul nangooti mooy ñoom ñiy sonn si seen métier ci fànn bu nekk ay samba boy jógee fële ñëw di leen suufoo di leen nooju ak ay njëkk yu ñàkk solo ci ay marché yoo xamante ni ñoom ñoo ko waroon a moom. ku ñu dàq ci école bi ñun leen ko indil ku ñu dàq ci daara ñun lay indil ñu leen defal ba pare ci ñu amul lu mën a ko def li ñu moom nañu ko jox li ñu moom mooy marché yi nga xam ne exemple mi ngi ci biir Kaolack ñu di ko gagné nag bañ koo joxati ku dul téer léeg-léeg ñu toog fii gis ñoo xam ne dañuy gagné marché ñëw di ko sous-traité téer yi di leen fay ay complet 225 ak 250 loolu fi war a jeex dañ koy jeexal ñun ñu di téer wala nga doon benn parti leneen loo xam ne exemple da koy liggéey donte wala ngay professeur wala ngay leneen ak leneen ak leneen ñu lay jox marché nga ñëw di ko sous-traité téer yi ca téer yi nag mën ko Macky Sall moom la ñuy waxal directement moom la ñu bëgg moom mi nga xam ne mooy faj mu fajal nu lii ba ñu mën di jot marché au niveau du Kaolack. leneen lu ñu ñaawlu te bëgg njiitu réew mi indi ci saafara mooy ñetti téeméeri millions yi ñu leen tegal ci ASEP nga ñu financé leen néew na si ñoom ñi ci jot te waxtu tabaski bi la ñu soxla financement yooyu buñ ci jotul léegi daanaka jëriñatu leen dara. 300 millions pour artisans yi Kaolack yi ñun gisuñ suñu bopp ñun Kaolack ba Kaolack daj ak ni Kaolack toll ak département Kaolack bu ne 19 personnes ñoo ci am kon ñun fu ñu jëm ñun. kon kay ñu gisuñ suñu bopp wala gis ngeen seen bopp yéen ndax gis ngeen seen bopp ñu bëgg na borom réew ñu ngi leen lancer appel nga dimbaluñ ci loolu ñu mën cee jot mën cee liggéey xale yi mën a suqaliku néewal nañu doole lool ci biir réew mi te réew mi ñun ñoo ko yor. association des professionnels des coutures de Kaolack di APCK bi nga xamante ni ci atum 2009 lañ ko tabaxaloon jamono ji am na ci lu toll juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ñi ci bokk agum fëgg nañ seen loxo ci table te nee nañ duñu ko dakkal fekk rek jotuñ li nga xamante ni ñoom ñoo ko moom te ñu leen ciy beddi saa su ne. bu ñu toogaatee un mois bu ñu ko toogaatee defaat bii. Kaolack Alhassane Ba Walfadjri yi. Ndakaaru la ñuy jiyee la ñuy dellu siwaat askan wi fii yeewoo amub jaaxle loolu li ko waral nag moo di nawet bi teru te ba fii ndox wàcc gu fi yóbbee ñeen njëkkat seen kàddu di saako ci kilifa yi ñu jël ay matukaay jël sax dogal daal di tëj boîte de nuit ak yenn bërëbu caaxanukaay yi ndax loolu yi bokk na ci li tere maam yàlla ji wàcce ndoxam jilee waaye ñeneen ñoom dañoo gis ne loolu yi du ci dara yàlla moom ndoxam mooy xool waxtu wu mu ko soobee mu wàcce ko Mamou Diaby Gassama Seyda Mariama Ndiaye reportage. ay bu sàngi ni maam yàlla tawut fii ci ndakaaru li mel nag jox na ab tiitange ci biir askan wi ndaxte bu ñu sukkandikoo ci gëm-gëm suñu maam mi bu tawut moo di ne borom bi subhanahu wa taala dafa mere doomu aadama yi. en tout cas li ma leen mën a xamal mooy benn affaire quoi il faut ñu delluwaat démb li fi ñoom mam bàyyi woon taataat ko xoolaat éducation yi xale yi affaire yooyu arrêté aussi manifestation yi sabar yeeg affaire yooyu yëpp dañ ko war a arrêté ñaan yàlla meññ taw tant que change yooyu jikko yi ak affaire yooyu dara du fi baax li ci am nag mooy benn affaire yàlla moo yore lépp mais kay war nañ soppi jikko yi loolu daal xam naa ko ci quoi. waaye am na ña nga xam ne gëmmuñu loolee ndaxte dañoo jàpp ne rek ni taw mbirum ki yor asamaan si ak suuf si. waaw xam nga lu jëm ci wàllu taw moom ci yàlla lay jógee. ami daawoon nañu sant nit ñi ñu am ay jikko yu rafet ay melukaan yu rafet ngir yàlla wàccee xéewal
amaana ne loolu maam yi wax am na waaye man dëgg-dëgg man mënuma rapprocher dara ne loolu moo tere taw bi man daal sama ngëm-ngëm mooy que ne taw bi yàllaa ko moom heure bu ko neexee mu wàccee ko. waa dunu yeeg solin yeeg melokaan yi ak nu mu mënta ko mel yàlla ji su bëggee taw dina taw. ñoom ñëpp ñi ngi ñaax askan wi ñi tàllal seen loxo ñaan yàlla ngir mu taw ndaxte jàpp nañ rek ne bu tawut dara du baax ci mim réew. colin ni aussi buñ ko mënee xoolal ñu xoolal ko. nit ku sol lu bon moom xam na ne carrément li mu sol baaxul. waaw ku nekk war a mën delloo si xelam mu xool li jekk ci moom mu koy def beneen côté bi mooy na ñëpp tàppe seen xol yi ñu booloo ñaan yàlla ku nekk baal sa morom wax ku nekk la nga yéene sa morom nga yéene ko sa bopp. koy fay rek léppay dem normalement. man li may wax population bi mooy taw njëriñ la ci réew. vraiment bu ñu fekkee ne am na loo xam ne lii bu ñu ko defee comme ay ñaan wala ñu def ay sarax loo xam ne li bu ñu ko génnee yàlla dina am wàccee yërmandem ci suñu kaw mu taw loolu mën nañ koo def. ndax kat taw bi tamit njëriñ la ci ñun ci askan wi ak ci jur gi ak ci ñëpp waaw. auront vraiment de quoi. ci koomu réew mi loolee waral sax ñi ñu jot a waxtaanal ñi ngi ñaan sénégalais ñu def ay ñaan génne ay sarax waaye tamit tàbb xol yi def lu baax ngir taw wàcc ci nu mu gën a gaaw fii ci Ndakaaru. jërëjëf soxna Mamou Diaby Gassama ñu ngi lay sant le gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbise ak yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Fatou Bintou Diouf lañ ci àndal. commission électorale bu Zimbabwe xamle na ni nag élection yi nga xam ne amal nañ ko biig am ñoom nemmeeku ñu ci benn fraude ZEC nag saa su ne dañ ko daan critiquer ngir rek dafa daan ut fa mu far ci ay parti politique waaye nag gannaaw ay at a ngi nii nag mu bootu woon ci gannaaw Robert Mugabe moom fu mu nekk nii nag opposition bi moom moo koy joxoñ baaraamu tuuma ndax jàpp nañ ni gisuñu benn transparence ak partialité ak i sax dañoo gis ni moom commission bile taxawaayam rafetluwuñu ko benn yoon waaye ZEC fu mu toll nii nag niki tey jii dina xamle résultat yu officiel yu élection présidentielle législative ak municipale yi ñu amaloon nag niki démb waaye fu mu nekk ni candidat yi nag ña ngay bàqu ñoom ñoo jël li nga xam ne moom mooy raw gàddu gi. ay hommes armés nag ñoom ñoo dal ci gox bi di Jalalabad nekk nag ci penku bu Afghanistan ñoom nag la ñu ciblé ci gox boobu rek mooy ay bërëb yoo xam ne ay réfugiés ak i sax rapatriés ñoom ñoo nekk ci bërëb boobee mais attentat bi lee nag kenn yëkkatiwul ni moom moo def li ni mel bu ñu sukkandikoo nag si suñuy naataangoo ya nekk ci Reuters ñoom nag la ñu xamle rek mooy bile commando dafa dugg ci bâtiment bi amal fa booba nag amoon na ay doomi aadama yu bëri yi nga xam ne dañ leen tegoon loxo jàpp leen otage waaye nag Reuters di wéy rek di xamle ni bile explosion sax ay explosion yu bëri la ndax ab kamikaze moom moo njëkk éclaté waaye ba ca topp di ab oto rek ba ñëw ba si buntu bërëb ba rek moom it mu éclaté waaye nag ci bërëb boobee nga xam ne nag ab attentat bi am na fa bëri na ay agence internationale ba loolee tax ba ay takk der yu bëri nag wàccee nañ leen ci gox boobu leen ngir ñu mën a wattu kaaraange askan wi ba beneen ni cong bu mu fa amaat. Corée du Nord nag ma ngay wëy di defar li nga xam ne mooy ay missile waaye ka xamle li di mel rek di Washington Post moom jàpp na ni ay preuve yu leer la am te preuve yooyee sax ay agence de renseignement américaine ñoom ñoo leen ko jéggal mu doon benn ñaari missile yoo xam ne fu mu nekk ni ab complexe de recherche nag moo ngi koy defar foofe ca Pyongyang ay révélation yoo xam ne fësal nañ ko gannaaw rek ndaje bi nga xam ne amoon na ci diggante Donald Trump ak ki nga xam ne moom mooy njiital Corée du Nord di Pyongyang fàttaliku rek sommet boobee mu ngi amoon ci fukki fan ak ñaar ci weeru juin ba ñu weesu nag la ñu xaatim rek ci bile ndaje bëri woon na lool lu ci mel ni nag engagement ngir Corée du Nord teggi tànkam ci dénucléarisation péninsule bu nord coréen mu mel ni nag Corée du Nord joxewuloon rek ab calendrier bu wóor ci li ñeel wàllum dénucléarisation
boobee waaye nag ca la ñu jot a xaatim fan yu ñu weesu rek gis nañu réew bu Corée jébbal rek réew bu États-Unis ay dépouilles de soldats yu Amérique. Fatou Bintou Diouf jërëjëf li ci yéenekaay yi dañ ciy ànd ak Abdoulaye Bopp. dal leen ak jàmm waaye tiitaange am na ci lim bu jéggi dayoo ci ñiy caabi féete ginnaaw ci kaso yi Walf Quotidien xëy ci amal gëstu bu yaatu ne fuñ ko natt weesu na ko ne fanweeri kasoog juróom-ñaar yi ne ci réewum Sénégal ne lu tolloog junniy doomi aadama ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak féete ginnaaw ci yooyu le kaso te ci ñooñee jigéen ña seen lim gaa ngi toll ci ñetti téeméer ak fanweer ak juróom benn xale yi ñu nëbbu jant bi maanaam mineur ya toll nañ ci ñaari téeméer ak benn Walf Quotidien bu dee ñu téye ci kaso yi te di xaar seen procès lim nga toll na ci ñeenti junniy doomi aadama ak lu teg ba ci ñi nga xamante ne at ya ñu ne ci kaso yi diir ga takku na lool ñooñee toll nañ ci ñeent fukki mineur ak juróom jigéen ñañ ca caabi féete ginnaaw te ñu yàggul lool ci kaso bi seen lim toll na ci téeméeri jigéen ak juróom benn fukk ak juróom ñett Walf Quotidien kaso yi ci waxtu wile fees nañu dell ndax ci fanweeri kasoog juróom-ñaar yi fi ne ci jamono ji fanweer ak ñett ci kaso yooyule ña fa ne ci ay doomi aadama te caabi féete leen ginnaaw lim nga kenn mënu koo xayma yéen kaab li ñu fàttali ne diggante 2017 jàpp 2018 lu toll ci fanweeri doomi aadama ak juróom ci newoon ca ndungu siin ñooñee ñoo jotori ci kaso yi Walf Quotidien am taxaw seetlu ci tolluwaayu kaso yi ci réewum Sénégal ak jafe-jafe yi ci ne ak lim bu takku ci ay doomi aadama ya fa yeewoo saay su ne ca caabi féete leen ginnaaw yéen kaab yi jàpp ne bi la doxalin Sénégal amu ci dendandoo ci Afrique sowu jant maanaam ni kaso Sénégal feese kaso feese wu ni ci Afrique sowu jant libération daal di ko feelu des ci kaso yi yéene cabinet malien bi di Ibrahima Doumbouya njaayum dorog moo ko yóbbu ca kasob Thiès waaye terewuloon mu balli ni mel ma nga doon jëflanteeg ña ca yëngu ña ko doon jaayal ca biti yéene cabinet ñooñee teg nañ leen loxo lañ ñu fekk ci ñoom toll na ci ñetti tonne drogue ak lu teg Sud Quotidien gannaaw buñ ko tegee loxo ci coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru moom Khalifa Sall fanweeri fan ci weeru août ci lay xam fan la wannente di mujjeek ay gëtëm maanaam ci googule bés ci la dogalu atte ba fas yéene jib war a tukkee ci juge Demba Kandji ndax dina daganal juróomi atu kaso yu procureur général wax ne nañ ko daan Khalifa Sall yéene cabinet fanweeri fan ci weeru août ci la Khalifa Ababacar Sall fas yéene xam ëllëgëm lay xew ëllëg ci élection présidentielle 2019 yi ñu jëm tàmbale naa jaaxal lool opposition bi seen kàddu ci Dakar Times yéene cabinet bataaxal la ñu bind ngir ñaawlu anam yi Sénégal di waajale yi le wote ñaawlu processus électoral bi na mu doxee opposition bi ne xel xalaatul Aly Ngouille Ndiaye jiite yi le wote 24 heures ne tàmbale naa yéglu ci yooyu le wote Alioune Badara Cissé mi fas yéene samp ndëndëm maanaam doon candidat ak ñamu nar a fegool ci APR ngir jàmmarloog njiitu réew mi Macky Sall yéene cabinet wutu ko ca pale ba doon lu yitteel lool Alioune Badara Cissé ma ngay xaar ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru ut gi ñu jëm ngir tekki ndombol tànkam ci médiateur gamu doon réew mi quotidien parti socialiste tànn na candidat ba noppi di njiitu réew mi Macky Sall yéene cabi gis ne Ousmane Tanor Dieng mile mënutoon a def leneen lu dul fegoog njiitu réew mi Macky Sall ci yooyu la wote source a feelu ko di ñu xibaar ne na candidat di njiitu réew mi Macky Sall maître Djibril War ne nii rek la Ousmane Tanor Dieng mun a def jàmm am mënutoon a def leneen ndax loxoom mënut a génn ci bilan njiitu réew mi Macky Sall lu ko dalee 2012 ba tey maître Djibril War ne Tanor Dieng tàq na ci rip tey bu taxawoon bëgg a doxalee neneen su boobaa lu mu dégg ñu na ñoom waa APR maître Djibril War ay wax yéen a kaabi di l'Observateur xëy wax ci candidature Cheikh Hadjibou Soumaré yéen a kaabi ne yëglu na ne candidat lay doon ci élection yi ñu jëm yéen a kaabi ñu xamal ne bu yaboo Cheikh Hadjibou Soumaré fagaru ndax nguuruk Macky Sall mu ngi koy fexeel ci jamono ji nguur gi jot naa yebal waa CENTIF ngir ñu gëstu ji lii di moomeelu Hadjibou Soumaré nguur gi yemu ca jot na sulli lenn ci ay dossier Cheikh Hadjibou Soumaré mu ñeel juróom-ñetti milliards jëmoon ci liquidation lii di BCCI ana fan la milliards yooyu le féete moom la nguur gi bëgg a xam Direct Info xëy di ñu xamleeg pôle urbain bu Diamniadio ak jafe-jafe ya fa xew yéen cabinet liggéey ba taggatémbe na ndax ñàkkum ndox gu tar ak ñàkkum courant ak yoon yu baax ca Diamniadio ba ci assainissement ba Direct Info ne ana juróom-ñetti fukki milliards yañ ca defoon yéen cabinet ñu xamal ne ci waxtu wi le entreprise yu bawoo bitim réew tàmbale nañoo fab seen jumtukaay di dem ndax gisatuñu lu ñu xam ci bile port urbain bu Diamniadio yéen kabidi suñu lamb xëy géewal roi des arènes Eumeu Sène jox kaddu nijaay ja Lamine Boudian ay kàddoom ci biir yéen kabi xamal askan wi ne Eumeu Sène dina yàgg di doon roi des arènes yéen kabidi vox populi ne bu doonoon ku dàq dóore yéen kabi ne borom kër bii di Bara Sow kon mu doon roi ndax soxnaam la jël Ndey Kumba Diop daal di ko duma yu metti yéen kabi ne fii lu courant la jël door soxna sa ba mu ne ñareet yéen kabidi ñu fàttali ne te ñoom ñaar bu ñu tàkkante yàggut seen néegu sey yàggut ndax tolloogum na ci ñeenti weer yéene cabinet Ndey Kumba Jóob ak métit yamu àndal njabootam jot nañoo clamé ci yoon Bara Sow ma ñuy wër ci jamono ji. jërëjëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm di sant tamit di gërëm bu baax a baax Modou Fall mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ak soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba bon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gal ñu yendoog jàmm